asalaamaaleykum mbokki auditeur ak auditrice yu sunu kër FM la première radio panafricaine en ligne basée wu fële ca Los Angeles la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange ci jiitalu président Abdoulaye Fall ànd en partenariat ak rajo bi ci nouvelle politique de développement ñu fas yéene waxtaanee wàllu mbéy càmm ak li nga xam ne moom mooy napp gi tous les 15 jours su waxtu wi jotee chaque lundi. tey nag ñu am invité de marque di Amidou Diop fas yéene waxtaanee li nga xam ne moom mooy wàllu càmm gi yéen ñi nga xam ne yéen a jaar ci application bi nga xam ne téléchargé ngeen ko ci App Store wala Play Store di application bu sunu kër FM ñi ci bëgg a dégluwaat émission bi dem YouTube tàppe sunu kër FM dégluwaat émission bi muy partenariat bu am solo ci diggante Cap SN ak li nga xam ne moom mooy sunu kër FM ca Los Angeles tey nag sunu invité de marque bi ki koy dalal Alioune Badara Guèye la di Cap SN Sokone Amidou Diop ñu ngi lay nuyu bu baax a baax la kàddu gi nga daal di andi sa introduction bu am solo bi nga xam ne fas yéene nga ñu ko defal ci wàllu càmm gi di élevage Amidou ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Alioune Badara Guèye ñu ngi lay nuyu di nuyu président Ablaye Fall ak mboolem auditeur yi nga xam ni jamono tembe ñu ngi ñuy déglu mooy sunu kër FM maa ngi lay ziar di yaakaar ni waxtaan bi dana am njëriñ te lépp loo xam ne jëlee nañ ko fi daal comme ni ko waxee rek mu jëriñu askan bi ndax it askan bi moo tax it ñuy liggéey jërëjëf. asalaamaaleykum mbokki auditeur ak auditrice yu sunu kër FM ca Los Angeles la première radio panafricaine ñu ànd ci émission bu mag bii di waxtaanee wàllu càmm mbéy ak napp tey nag ñu ñëw ci li nga xam ne mooy wàllu càmm gi Cap SN Sénégal naataange ci njiitalu président Abdoulaye Fall ànd ci en partenariat ak rajo bi ngeen ànd ci application bi nga xam ne moom ngeen téléchargé ci App Store ak Play Store ku ci bëgg a dégluwaat émission bi dem YouTube tàppe sunu kër dal di ko dégluwaat tey nag Amidou Diop la ñu dalal mu fas yéene waxal ñi ci càmm gi Amidou dañ lay jox kàddu gi rek nga ñëw introduire ñu li nga xam ne moom mooy sunu waxtaan. waaw kon nag mbokk yi ñu dellu ziar bi tey nag ñuy wax ci wàllu càmm mais nag càmm kenn mënu ko wax te waxuloo mbay ndax soo ko seetloo sax suñu waxee agriculture. du ñuy wax ni ci biir làq na mbay mi làq na càmm gi làq na napp gi làq na kaw gi ak même activités yi nga xam ni c'est des activités non agricoles comme artisanat de service ak d'art kon càmm gi daan coxtaan waaye ñu wane solo bi nga xam ne mbay mi moo am ci àddina bi laata sax may ñëw ci Sénégal ndax doomu aadama moom aajoom bu njëkk ci kaw suuf mooy dund te dund boobu soo seetee su doon téeméer juróom-ñeent fukki yeeg juróom-ñeent yëpp ci mbay mi lay jóge waaw su ko defee nag dund googu dafa am ñu koy saytu maanaam ñi wax suñu mbokk baykat yi ñoom nag kenn du faral di dégg ñu nga ca kaw ga te souvent fan yu nekk li communauté yi am ci taax yi ñoom amuñu ko. naam léegi am na électrification rurale ñu ngi def ay piste de production yàlla téléphonie mobile donc mënul yaakaar ni ci ay jamono yu néew baykat bi dana am taxawaay boo xam ni dootul ñeeti ki dëkk ci taax yi waaw kon nag mbay moomu moom la mbokk yi di def muy suuf si ñu jël ko taw su ko defee mu nekk agriculture pluviale ndax suñu seetee suñu réew yi li ci ëpp nawet na am ñetti weer lay diire mu nekk donc loo xam ni dañu war a profiter ci jamono jooju ngir mën ci produire dund nga xam ne nag jóge na ci céréales yi maanaam pepp bi muy dugub muy mboq muy ceeb ndax léegi am na riz pluvial waaye it mbiru areen gerte gi ñebe gi yooyu yëpp souvent ci ñetti weer yooyu nu buur bi subhanahu wa taala baaxe ci lañ ko mën a amee yenn saa yi sax nawet bi xaw a demee boor waaye nag borom xam-xam yi nee nañu ak lu mu am déficit suñu seetee quantité ndox mi wàcc at mu nekk rek mooy wàcc xanaa kañ dafay wàcc feneen
wala su waroon wàcc ci diiru weer mu toog benn bés rek wala ñaari guddi mu taw ko loolu nag souvent mooy indi inondation yi ak catastrophe yi waaw loolu yëpp maanaam su ma bëggee tënk wax gi daal mooy dund gi naam farata la ndax defe naa doomu aadama su dundulee du mën a taxaw dund googu nag mbay mi moo ko yor te mbay moomu nag dama ni ay yu bare ñoo ci lëkkaloo ndax wax naa ne am na càmm gi am na napp gi am na àll bi am na lépp loolu yëpp nag su gisee nag may def njëlbeen waxtaan wi pour wane ni càmm gi kenn mënu ko wax te waxuloo kaw gi ndax su ne càmm gi wax jur gi di doomu aadama li muy dundee noonu la jur gi aussi di dunde te dund jur gi li cëpp it ñax mi lay doon maanaam li ñu tuddee pâturage yi léegi sax ñu ngi développé ay culture fourragère maanaam di bay ay dugub di bay ay ñebbe ngir di ko jox jur gi jamono jooju mën a joxe meew mu bare ak dawal bu sell waaw kon mu mel na que kon tey mënuloo wax càmm te waxuloo mbay waaw te mbay moomu waxoon naa ni agriculture pluviale bi nu am ñetti weer ci at mi mën nañ ci su yàlla mi dara tawul wàcce ndox mi ni mu waree kon mën nañ ci am ay quantité yu am solo yoo xam dina mën a dundal réew mi waaw waaye nag loolu pour ñu am kawit il faut benn baykat bi wér il faut que baykat bi am jumtukaay yu doy jumtukaay yi nag engrais mi ngi ci semence mi ngi ci ay fongicide mi ngi ci loolu yëpp kon te xam nga ay ñaq la coono la rawatina nag muy liggéey ci jamono joo xam ne day tàng jib su ko fee léegi baykat bi soo ko seetloo liggéeyam tey suñ demee sax ba ñu ni dugub kilo ñaata la wala kilo areen ñaata la mais duñu ko jox mukk prix ba war waaw xam nga ren ñu doon wax ay 250 ak yu demee noonu ci gerte gi waaye suñu ko joxoon sax 500 francs loolu dama ni amul kenn ku ci war a yéemu ndax loolu dafa war ndax baykat bi mi ngi ci naaj yi sibiri di ko jàpp ak yenn coono yi loolu yëpp soo ko seetloo ay jafe-jafe la donc liggéey bi noonu lay wéyee di dem sàmm bi nag comme ni ñu ko waxee toujours dañuy jéem a wax agriculture wax éleveur mais soo ko seetloo éleveur bi il faut aussi mu nekk agriculteur il faut que moo bàyyi ngir ndax dund ndax nemmeeku na sax d'ailleurs suñu seetee béréb yi nga xam ne fi ñu dafay càmm suñu fa bayee dugub ga dafay naat lool baax lool ndax tos bi nga xam ne li ñu tuddee fumier organique nag yi ak yeneen xeetu jur yi di ko def loolu dafay suuxat suuf si ba liggéey bi baax léegi nag càmm gi su ma ci bëggee nag dugg càmm ci Sénégal ay façon yu bare la waaw tey su doon xaaj réew mi ñetti pàcc ba ganaar bi foofu mooy la zone sylvopastorale foofu soo ko seetloo mbokk pël yi ñoo fa dëkk te jur ga fa nekk it muy nag yi ak xar yi foofu la gën a sakkane te pâturage daal mën na wax ne daal moo gën a fës foofu mooy ci zone sylvopastorale mooy domaine élevage soo ñëwee ba ci digg déew mi maanaam ci bassin arachidier bi naam am na fa ay jur waaye soo ko seetlee foofu baykat yi ñoom ñoo nekk ay agropasteur ñoom ñoo nekk di yar ay nag ay xar di yafal moo tax suñu seetlu sax tabaski yooyu ñu wax ay mouton de case yëpp souvent mi ngay jógee ci bassin arachidier bi léegi nga ñëw ci bëj gànjool bi léegi day am waa Casamance ak waa Sénégal oriental ñoom foofu ndox ma daan fa bare lool ba dana am ay mbay yoo xam ni mën na fa am te du am ci ñaari béréb yi ma tudd foofu it am na fa ay nag am na fa ay xar waaye soo seetee foofu nag ya fa nekk dégg ñu leen tudd ay maanaam c'est la race ndama xar yi ak bëy yi ñu leen di tuddee ay jalonke ndax maanaam soo gisee yu gàtt lay doon te soo demee ca kaw fu ma waxoon sànq booru Linguère foofu ay zébi gobra nan fay am mu nekk ay nag yoo xam ne yu njool na ñuy doon te macha allah yaatu waaye loolu yëpp soo ko seetloo mu nekk
xéewal yoo xam ni buur subhaanahu wa taala jox nañu ko ay nit di ko saytu naam xëy na. waa Amidou Diop may ma foofu tuuti rek ma ñëw gis nga andil nga ñu càmm gi ni mu tëddee ak lan moo ko lëkkale ak li nga xam ne moom mooy wàllu mbéy mi ak ni mu tëddoo ci réew mi waaw ni mu tëddee ci réew mi loolu am na solo lool waaye tey jii suñ doon wax zone sylvopastorale yi ci réew mi fan la waaw mbéyu Sénégal ci wàllu càmm fan la ci réew mi lan nga nuy wax ak tolluwaay ba foofu. waaw Alioune Badara affaire zone sylvopastorale comme ni ma koy waxoon ci njëlbeen moo nekk ci bëj gànnaaru réew mi maanaam mooy booru Linguère Daara Labgar te Secret béréb yooyu mën nañu wax ni ay béréb yoo xam ni kenn du fa sax bay naam xëy na am na ñu fay def comme ni ko waxoon sànq dugub buy jàpp yenn saa yi waaye li wóor daal foofu li ci ëpp mooy përlu li ñu tuddee përlu maanaam pâturage foofu mooy vraiment domaine nag yi ak yooyu donc sàmm yi soo ko seetloo sax amuñu dëkkuwaay boo xam ni dafay fixe soo ko seetloo ay campement na am yoo xam ni souvent su fekkee ni dem nañ ba noor gi dañuy transhumé jóge ci diwaan bi gën a wàcc si booru ci bassin arachidier bi moo tax foofu seen dëkkuwaay yi soo ko seetloo yu woyof lay doon ay néegu ñax lay doon te suñ ko seetloo nag béréb boobu noonu la mel waaye li ñuy séentu mooy ñu fexe ba foofu avec piste de production yi ak électrification rurale ñu jéem a nag def amélioration de l'habitat rural jéem a reboiser def gàlle yi ay def ci ay arbres fruitiers jéem def ay bassin de rétention pour que su nawet jotee ndox mi nga xam ne dafa dem di walangaan mën a nekk ci bassin yi nekk réserve yoo xam ne ëllëg daan ci mën a non seulement arroser seen arbres fruitiers yi mais jigéen ñi sax mën na ci def potager su ko defee loolu aussi dafay améliorer régime alimentaire wu mbokk yi waaw. ngoog Amidou loolu dina am solo lool waaw nga xam ne càmm gi dina ci développé waaye leneen dina ci développé feeñ ci waaw fi mu nekk nii boo ma doon andilaat tuuti taarixu càmm ci Sénégal waaw remonté ñu ci tuuti jox ñu tuuti taarixu càmm Sénégal lan nga ñu koy tënkale. waaw taarixu càmm gi mën naa wax ni mën na gudd mën na gàtt mais li wóor mooy xam nga ci njëlbeen dafa am lu daan tuddee la chasse et la cueillette économie de cueillette booba mën naa wax ni tey forme bi production yam amagu ko woon donc ñu bari ñoom jur gi daal dem di rëbbi di rëbb ay kéwal di rëbb ay lëg maanaam ngir seen autoconsommation te jamono jooju aussi nag jur gu bare li ñuy tuddee animaux sauvages la woon ci kaw gi la woon léegi nag progressivement ñuy domestiquer ba pare nag mu am benn xeet boo xam ne mooy mbokku pël yi ñoom soo ko seetloo vraiment ñoo spécialisé ci wàllu élevage rawatina nag élevage yu nag zébu n'est-ce pas pël yi sax ñoom tam soo ko seetloo aussi xam nga ñu bare ñi ngi wax ni ñu ngi remonté depuis Égypte am na ñoo aussi ñoo xam ne ñu ngi jóge Éthiopie mais li wóor ba wóor moom zone boobu vraiment zone spéciale zone sylvopastorale njëfa dëkk aussi nekk ay jàmbaar ndax soo ko seetloo foofu dund gi nekk loolu loo xam ne lu ratax la ndax day ngelaw day tàng ak yenn xeetu jafe-jafe yu bare waaye ñoom adapté woon noonu ba tey mën nañu wax ni tey su fekkee ni réew mi ngi am approvisionnement régulier en viande nan ko gërëmee ñooñu nga xam ni lii ñuy tuddee naissage politique de naissage maanaam soo déggee sax ñu ni jur maanaam foofu nag yu jigéen ñi ñooy jur waaw jur boobu moo indi turu jur waaw dañuy jur ñoom daal la politique c'est le naissage waaw di jur noonu ay nag yoo xam ne bëgg ay sëll yu góor yu jigéen ñi ñu versé ko ci pour la production laitière yu góor donc muy production laitière ak production viande jigéen ñi donc ñoom ñooy jur ñu leen di ratt ñuy nàmpal seen doom yi waaye doomu aadama yi di sàkk ci meew moomu di ko def soit diwu ñor wala soow
wala ay def fromage léegi sax fromage bi léegi la tàmbali fari seen membre panel bi ñu may wax léegi ne ma affaire fromage effectivement ndax fromage technique am pour defar ko ku mën defar lekkaay rek mën nga def moom fromage waaw ay ferment rek nga ci yokk yooyu te ñoom gis nañ léegi sax ni Calotropis procera maanaam poftan ah mais moomu di ci génn am na façon boo xam ne soo ko defee dina woyal soow mi ba dëgër ka am conservation boo xam ne macha allah day mucc ayib waaw donc taarixu càmm gi ci kaw gi foofu ci zone sylvopastorale kooku benn xeet spécial la muy pëli jigéen ñi di liggéey góor ñi liggéey ñuy approvisionner les villes mais souvent soo ko seetloo seen effort yi ñuy def souvent kenn du leen ko compenser à juste titre moo tax avec les nouvelles politiques de l'élevage il faut de plus en plus ñuy songer jéem a valoriser liggéey ñooñu nga xam ni quand même élevage xam naa daan ci xóotaat sax ci beneen yoon ñoom li ñuy produire maanaam muy ndawal muy meew muy ba ci nen yeeg ñoom seen ñoom li ñuy indi li ñuy tuddee des protéines animales loolu ay ferñeent la yoo xam ni dafa baax ci dundu doomu aadama waaw mbay mi dana indi ay protéines végétales mais soo ko seetloo ñoom yi cëpp acide aminé li ñuy tuddee acide aminé bii nekk ci jur gi du am ci gàncax gi waaw donc loolu yëpp fex wane ni contre élevage lu am solo la et que seetlu na ni d'ailleurs réew indice de développement am suñ ko bëggee natt dañ koy seet ci nii nan la ñuy consommer ndawal ak ñoom seen lépp yu jóge ci càmm gi waaw ndax revenu bi su yokkoo rek régime alimentaire bi changé waaw kon liggéey bi noonu daal la demee taarix bi chasse la woon ah dañ daan dem suñu bëggee dara dem defi dem chasse dem ci kaw gi di rëbb ba tey jii mbir mi di amélioré ba ñi ngi wax naa ni ñu ngi ci élevage boo xam ne c'est un élevage transhumant ndax duñu nekk rek ci benn béréb dañuy toog béréb bi mu naatee ci seen béréb suñu demee ba mu noor bi ñëw ñu dem di wuti ñax mi d'ailleurs loolu mooy turu transhumance loolu aussi nag tey ñuy améliorer sax milieu bi parce que milieu bi su fekkee ne def ci forage yu bare def captage des eaux mais mën nañu fixer population bi ba maanaam ñu mën a dund bu xale yi aussi du dem école ba daal mu nekk zone boo xam ni mais ñëpp a fay bëgg dem ndax ñu bari léegi ñu def exode rural te exode rural nag soo ko seetloo jafe-jafe ci kaw gi moo tax na ñuy ñëw ci taax yi mais léegi avec les nouvelles techniques là ci façon bu nekk yàlla mën a def ba ñooñu ñu leen di sax fekki en tout cas li wóor ba wóor mooy rôle bi ñuy joué te c'est un rôle primordial te yaakaar na ci fànn boobu war nañ leen a delloo njukkal ndax jamono tembe société ma référé waat que effort ñoom yi ñuy def ak revenu yi ñuy am vraiment xaw na àndul waaw ñoom laa waroon nañu gën a am suñu amee nekk ay consommateur tey produit modernité yëpp ñu mën ko am télévision am yenn xewil loolu yëpp nañu day baax xam naa ne kon ci yàllaande ci temps yu néew daanu dem sax ba jox sunu kàddu léegi ay éleveurs authentique ñoom it ñu wax nu carrément ndax it naam ñu ngi toog di leen waxal waaye nag nekk li ci lamine boppam def naa jamono yi daanu gën a dégg solo liggéey bi jërëjëf. ok jërëjëf Amidou macha allah développement bi am na solo lool macha allah léegi càmm gi Sénégal besoin yi à l'heure lan la càmm gi soxla fi mu nekk nii ngir mën a développé wu ni ñu ko bëggee di leen fàttali nag yéen a ngi ci sunu kër FM la première rajo panafricaine basée fële ci Los Angeles tey Cap SN Sénégal naataange ànd en partenariat ak rajo bi ci njiitalu président Abdoulaye Fall ñu dalal Amidou Diop di waxtaanee wàllu càmm gi kon Amidou ñu ngi lay déglu bu baax a baax lan mooy besoin yi. jërëjëf Aline càmm gi aajoona yu bare waaye mën nañ ci tënk ñaar ba ñett yoo xam ne loolu mën naa wax ni priorité la benn bi mooy santé animale xam nga jur gi yàlla def na ci xéewal ndax feebar yu bare ñoom daan ko mën a dékku jamono dina wax caar maanaam peste bovine
sonal lool jur gi waaye mën na wax ne vétérinaire yi def nañu seen campagne ba tey ci àddina bi organisation mondiale de la santé animale nangul na ni Sénégal pays indemne la de la peste bovine donc foofu xewul la ndax dañu mën a may ëllëg suñu demee ba am autosuffisance ci sunu ay ndawal ñu mën ko mën a experte bitim réew rawatina sunu viande day nekk sunu ndawal day nekk viande biologique wax soo ko seetloo yu bare ñun duñ ko jëfandikoo ñun ñax naturel bi la te il suffit que ñax moom mu bare jur gi di ci mën a sukkandiku donc vraiment santé animale nekk na loo xam ni farata la peste boobu boo wax naa ni léegi faagaagal naan ko amatul mais nag am na ba léegi ay feebar comme pasteurellose comme ay charbon waaye soo ko seetloo fièvre aphteuse yooyu yëpp ay feebar la yoo xamante ne mën na wax ni tey service élevage maanaam direction service vétérinaire dem nañu ba maîtriser feebar yooyu ba jamono ji nekk dama ay vaccination année bu nekk day am campagne nationale de vaccination éleveurs yi xëy na ca njëlbeen sax xawoon nañu am toute réticence waaye léegi xam naa ne solo bi moom ba léegi ñoom sax mën naa wax ni dañuy participer même ci campagne bi quand bien même sax duñu ni vaccination bi c'est gratuit mais ñoom dañ ciy tabal seen loxo pour wane ni compte ñoom am na adhésion totale ci fànn boobu donc santé animale daal wér-gu-yaramu jur gi priorité bu mag la bi ci tegu mooy naan gi l'abreuvement xam nga jur gi sax xëy na mën na toog jamono du dund du lekk maanaam waaye ndox moom ala kulli alin dafa nekk farata moo tax nag ci jamono tubaab yi sax amoon na daan tuddee les forages pastoraux sahéliens mooy forage yi jëkkoon sax ci réew mi ñu defar foofu ci àll bi nag yi di ci naan forage ak moromam c'est distance de 30 kilomètres su ko defee diggante bi nag yi di mën a évoluer di mën a sukkandiku ba sax dana wax nag gi ñaari maanaam benn yoon lay naan ci ñaari bés waaw maanaam pour te dire souvent zone bi dem daan yaatoo ak it forage yi barewul boobu waaye nag daawoon nañ ci doylu waaye xam nga vaccination bi mu ñëwee feebar yi daan faagagal jur gi yëpp amatul donc jur gi mën naa xam mortalité bi dafay wàññeeku donc du ñuy yokku te suñu yokkoo léegi besoin yi dafay yokku ci wàllu forage te am na aussi na forage yi même su fekkee ni ñun doomu aadama yi ñoo koy gas mais am na loo xam ni yàlla moo nu ko baaxoon maanaam li ñu tuddee déeg yi y a les mares naturelles yoo xam ni su nawetee day fees del nga xam yenn saa yi durée bi dana am 5 wala 6 mois loolu aussi dana xeetali sànq maa ngi doon wax mbiru bassin de rétention pour def réserve waaw kon santé animale en premier lieu l'abreuvement maanaam wëgg gi ndox daf ci am solo lool ñetteel bi di dund bi wax naa ni pâturage yi la maanaam pourlu yi su nawetee bu baax xam nga pâturage moom kenn du ko engrais kenn du ko labourer te am na ay études yu bees yu wane ni su fekkee ne woon ni ci njëlbéenu nawet bi jéemoon na romb def benn herçage ci pâturage yi ndox mi dana gën a mën a infiltrer wu te ñax mi sax dana nekk bu bare bu sakkan te loolu dana am solo mais sinon pâturage kenn du ci def dara moom daal at mu nekk daal mu taw mu sax jur gi jëfandikoo ko noor bi dugg su mu raaf ñu xaraat beneen nawet waaye su fekkee sax jur gi moom moo doon jël rek ñax mi ñu mën a wax waaye léegi dafa amaat beneen ennemi ñax mi mooy les feux de brousse maanaam day am daay yi dafay am te souvent daay yi li koy waral nag mooy éleveurs yi seen bopp ñooy ataaya naan ba pare comme ñoom ce sont des transhumants en tout cas ñu def ay déplacement ndax day am grande transhumance ak petite transhumance mais su fekkee ñu yóbbu nañu jur gi ñu dem wët ba dellu si xam nga mënoon toog ñoom ñu ataaya di dem fàtte wala sax xëy duñ ko fàtte waaye li ñuy muuree safara si du doy ba yenn saa yi su amee benn xel bu ndaw rek ngelaw li su coupé mën na ñëw daal di taal dëkk bi yëpp maanaam zone boobu yëpp mu taal ko wala ñiy tox seen mago yi wala même bouteille boo xam ne dafa toj avec l'effet du soleil effet loupe
mën na dem ba taal maanaam cause yi bare na mu doon donc it gàllankoor donc besoin wu càmm gi nekk na aussi la lutte contre les feux de brousse te loolu aussi dañ ci lëkkaloog service eaux et forêt yoo xam ni ñoom daanu am ay jumtukaay yoo xam ni fu nu déggee ni daay jot na rek ñoom ñu gaawantu ñëw ñu fay ko waaw loolu day montrer contre collaboration bi nekk ci diggante élevage ak eaux et forêt te de plus en plus éleveurs yi dañ leen di baaxe ñuy am ay portable ay téléphone pour su fekkee ni gis nañu dara loo xam ni yéen na leen su dee ci daay bi wala sax ci benn feebar jur bu kii au lieu que ñuy wut oto pour dem ba ci poste vétérinaire ba yenn saa yi suñu téléphoné rek daanu mën lëkkaloo immédiatement ak vétérinaire bi vétérinaire moom it jamono jooju mu mën a ñëw maanaam donc les besoins sont là mais ñu ngi koy jéem a faj état bi waaw mais de plus en plus aussi éleveurs yi ils ont pris conscience que ñoom seen bopp nimal na ca fekk loxo borom donc ñoom dana am ay loo xam ne dépassé sax sensibilisation pour ñëw ci conscientisation waaw parce que sensibilisation jaaru neexal nit ki la wàccu la yooyu mais soo ñëwee wax leen profondément le sujet ñoom daanu mën a yëngatu bokk ci am adhésion ba léegi jël ko nag mu doon seen mbiru bopp waaw comme ni ko doon wax sànq ndimal na ci fekk loxo borom waaw kon daal pour ma tënk laaj bi daal loolu santé animale y a l'abreuvement y a l'alimentation waaw mais suñ demee nag ba ci biir waxtaan daanu gis ni ñoom souvent daana am contrainte ci jaay seen jur xam nga sax souvent dañu reproché ni éleveurs yi ñoom duñ def élevage contemplatif waaw ñoom par exemple jur gi ñoom dañ ko jàppee comme seen njaboot donc duñ ko jaay yenn jaay yi mais de plus en plus ñu ngi déstocké parce que xam nga avec la modernisation ak seen doom yi nga xam ne dañu jóge ci kaw yi dem jàngi ci taax yi suñu ñëwee am na ay besoin am na ay articles yu bari yoo xam ne ñoom it dañu bëgg di ko am ah muy jéeg yi muy jànq yi muy zone bi daal xam nga avec ouverture rek léegi tey mën na wax ni avec la profusion de rajo communautaire ak transport bi ak luuma yi aussi ci nii di ay marchandises ci boor te il faut que éleveur bi mën a am koppar bu mu mën a jënd yooyu donc ci jur gi lay obligé di affaire obligé du obligé day teq ci jur gi te souvent jur gu ndaw gi maanaam gàtt gi muy bëy muy xar ñu koy yóbbu ci luuma yi mën ci am seen lu nu mën a suturloo jënd ci ceeb jënd ci dugub jënd ci diwlin maanaam daal les articles de consommation yooyu yëpp daal mi ngi ci kon contrainte commercialisation la yenn saa yi ndax day am intermédiaire jula yi ñëw yenn saa yi di jël seen nag yi ci prix boo xam ne du noonu donc de plus en plus éleveurs yi daanu organiser wu ba mën a ñoom def une mise en marché de leurs produits sans intermédiation wala même su intermédiaire amee wu mu war a bañ am ba seen liggéey yàlla mën ci def teewal waaw kon loolu daal ñu mën ko tënk noonu ba su yàlla de beneen bés ak beneen jamono jërëjëf. waaw gis nañu tamit ginnaaw difficulté yeeg lépp besoin yooyu dafa am solo waaye fi mu nekk nii lan moo tax ba tey Sénégal daal di jëggaani li nga xam ne nag moom mooy ndawal bitim réew bu tabaski jotee ñuy wuti ay xar bitim réew te potentiel yaa ngi fi àll baa ngi fi nit ñaa ngi fi élevage tubarkal macha allah war naa mën a yaatu Sénégal lan moo tax ñuy loolu situation boobu daal depuis des années bi Sénégal amee indépendance ak loolu mënuñoo jóg ci situation bu surtout nag bu tabaski jotee wala grands événements yëpp dañuy xaar lu jógee bitim réew ci wàllu élevage ngir ñu mën ko dundee. sëñ Gueye jërëjëf autosuffisance effectivement nekk na tey une problématique ci fànn yu bare soo ko jëlee ci ceeb bi jëlee ko ci meew mi ba ci ndawal bi te ndawal bi nag su nga waxee li ñu ngi xalaat effectivement affaire tabaski événement religieux la boo xam ne tey dafa dépasser même l'aspect religieux pour dugal na ci un aspect sociologique un aspect sociétal bon pourquoi on n'est pas autosuffisant en fait on est autosuffisant
problème bi kay mooy xëy na amagul une politique hardie boo xam ne soutenue boo xam ni éleveurs yi nga xam ni ñoo nekk ci justement zone surpastorale parce que gis nga tey zone surpastorale en fait il y a la région de Louga il y a la région de Matam zone Ranérou foofu am na fay espace yoo xam ni li ñu tuddee le désert du Ferlo tellement pour pas désert en tant que béréb bu sec mais un espace assez imposant boo xam ni doo fa gis lu dul ñax mi pâturage yi foofu c'est des zones qui sont propices à l'élevage du mouton mais pourquoi loolu bañ a am nga mën a amagul ba léegi xam nga wax naa la sànq ni éleveurs yi de traditionnellement éleveur pël en tout cas traditionnellement du un marchand de bétail c'est-à-dire du jaay juróom ou très peu mais léegi comme tabaski dafa nekk un besoin national effectivement service élevage en rapport avec la recherche zootechnique ñuy jéem seet pour am un format de mouton parce que aussi consommateurs sénégalais yi ñoom it souvent dañuy bëgg ay coûts yu mag a mag a mag mënul ñàkk mën na am mais il faut y mettre le prix or am na le croisement par exemple entre Touabir Touabir ak race Pël-Pël day génne un produit bu tudd warale mais c'est un sujet tout à fait intéressant boo xam ni dana mat tabaski dana fees dana duuf dana baax te xëy na prix bi du dépasser yenn yi ñu dégg ci marché yi donc il y a un problème donc de format d'animal bul fàtte ni ci Sénégal on a donc la race Touabir la race Pël-Pël ak la race Dialonké ak produit intermédiaire bi ñu wax warale waaw mais autosuffisance mën na nekk mais day demander organisation au niveau de l'État daal di mettre nag les moyens dans les zones yi ma doon wax sànq def forage yu doy def ay infrastructure sanitaire mu am vétérinaire am ay encadreurs yoo xam ne daanu mën a encadrer éleveurs yi foofu en même temps aussi ñu am ay compléments d'aliments parce que ñax mi naam sànq maa ngi ko doon wax nekk na lu am solo c'est un aliment complet ñax mi ci yenn étape ci at mi mais dana am jamono joo xam ni ñax mi dafay perdre valeur am donc il faut nécessairement des compléments comme ay aliments concentrés yi ñu tuddee aliment bétail yooyu yëpp maanaam suñ ko organiser l'État organisé éleveurs yi aussi ñu organiser ndax éleveurs yi bu yàgg amoon nañu coopérative mais coopératives yi ils ont prospéré ba tey amatul mais am na yu ñuy tuddee GIE les groupements d'intérêt économique am na tey li ñu tuddee Galle Aynabe les maisons des éleveurs ñi wax ni ils regroupent des milliers de producteurs il y a aussi le directoire des femmes en élevage il y a les femmes en élevage qui sont organisées un directoire donc kuréel boo xam ni ñu ngi nekk ci je crois 20 000 à 50 000 membres ñooñu aussi mën nañu participer ci effort de guerre entre guillemets pour de l'autosuffisance mais loolu aussi day demander des mesures assez énergiques où on met beaucoup d'argent parce que aussi l'élevage certes c'est un espace de production mais un espace qui demande des investissements de départ il faut des investissements de départ yoo xam ni à terme ça va être amorti mais au départ du éleveur yi moo ko mën a supporter seul l'État moo mën a def loolu su ko fee nag léegi quand je parle des éleveurs en fait mooy les résidents mais de plus en plus il y a les jeunes qui sont en mal d'emploi or il est tout à fait possible de faire une création d'emploi ci zone yooyu nga xam ni xar xam nga d'après charia xar mi su foqee ñaar baax mais su amee at rek aussi nee noonu baax na maanaam 9 mois jëm 12 mois xar mi mën na mat tabaski te loolu il suffit donc comme je disais tantôt avec la recherche ñu jël ay brebis yu baax fournir que
les femmes les jeunes en fait aussi bien les résidentes que ñi nga xam ne aussi dañuy jógee ñëw liggéey si ci kaw gi ñu yar jur gi pendant 1 an mais production bi dana nekk loo xam ni lu mucc ayib lay doon te dana nekk aussi à la portée du consommateur parce que aussi pouvoir d'achat daf ci joué ay xar yoo xam ne dañ lay wax ne ay 300 000 1 million certes c'est des prix élevés mais aussi suñu seetee effort yi nit ki def ba yar juram bon loolu aussi kenn du ko ci mën a wax quoi que ça mais en fait il est possible qu'on soit autosuffisant parce que comme on dit on a les espèces animales requises, on a les pâturages, on a les vétérinaires pour assurer la santé animale, on a les usines d'aliments bétail. En fait, on a le potentiel existe. Il y a une question organisation lay doon te loolu mi ngi am départ ca éleveurs yi ñu waxtaan ak ñoom pour que de plus en plus ñoom it ñu verser leen dans le monde moderne, dans le monde des affaires, n'est-ce pas? C'est-à-dire gérer une petite exploitation, une dizaine d'animaux. Par exemple, ñun sax amoon na benn projet boo xam ne ñu ko doon agité di wax ni une femme 2 moutons waaw c'est-à-dire su fekkee ni ci comme on dit quoi le roi est mort, vive le roi. Tabaski su jeexee rek ñu entamé beneen la tabaski prochaine fexe ba femmes yi ku ci nekk disposer de 2 moutons ñu yar ko mais au terme de 10 mois 11 mois dana nekk xar moo xam ni daan ko mën a def ci offre nationale bi bon jéggaani nag mënul ñàkk parce que nos voisins traditionnellement ñoom ñun li ñu fonkee tabaski soo ko seetlu kon Sénégal li ñu fonkee tabaski mën naa wax ni ñun rek ñoo ko def ci àddina bi à la limite waaw parce que c'est presque 1 million d'ovins qu'on sacrifie le jour de l'Aïd el-Kébir sans compter aussi les chèvres parce que aussi chèvres yi wax na ni soo amul xar am def béyte soo ko ci kaw gi d'ailleurs cëpp ñoom béy nañuy utiliser mais dans les cités là da nga gis léegi un immeuble avec 10 couples 10 ménages ñoom ni ku nekk dañuy bëgg am xar kër yi aussi da ngaa gis koo xam benn borom kër boo xam ne am na doomam yu nekk ci ñoom léegi di liggéey góor gi rey xale yi rey su ko defee ci daa ngi gis benn kër goo xam ne daan fa tëral leen saa yu juróom-ñetti xar xam nga yooyu yëpp ay besoin la yoo xam ni le pays du ko mën a soutenir pour le moment donc on est obligé ñu importer du Mali de la Mauritanie et même du Niger indi ay xar mais l'objectif c'est l'autosuffisance te loolu nag il y a des contraintes il faut que encore une fois ñu dugal koppar gu bare bare élevage c'est un secteur à capital il faut au départ des investissements lourds mais qui vont être rapidement amortis et c'est possible donc jéggaani ndawal déjà nanox rek jéggaani xaru tabaski mais sinon le pays est autosuffisant en matière de viande bovine su dee aussi ci élevage bi toujours affaire aviculture gis nañ ni on a des problèmes souvent de surproduction il faut de plus en plus peut-être encourager les gens à consommer le cycle court parce que aussi comme ni nga xamee xam nga il y a 2 formes de cycle le cycle long maanaam mooy nag yi ak xar yi mais su dee ganaar yi moom cycle court la parce que yenn saa yi à 9 semaines léegi sax à 2 mois rek mën nga am un poulet consommable et à un prix abordable donc autosuffisance c'est possible c'est peut-être pas demain la veille mais si vraiment on met l'effort nécessaire mettre des milliards dans le secteur nul doute que rapidement daanu am autosuffisance aussi éleveurs yi ñu former leen ñoom les résidents je dis mais également ñi nga xam ne dina ñëw def au lieu d'exode rural on parle maintenant d'exode urbain de plus en plus les villes les jeunes vont quitter les villes pour ñëw ci campagne bi d'autant plus que sànq li mu koy waxoon campagne bi léegi y a la téléphonie mobile y a l'électricité rurale y a les pistes de production donc comité yi daan fi gis yëpp ci taax yi léegi day am ci kaw yi donc il y a tout un problème vraiment infrastructurel un problème de volonté politique boo xam ne on met l'accent topp
at ñaari at yoo xam ne duñ jël budget bi wala moitié budget dugal ko ci kaw gi le tour est joué kon su yàlla ñu tàggu mbokk yi di leen jox dig daje ci beneen jamono xuus nañ ci ay yeneen fànn parce que comme ni ko waxoon Sénégal réew mu yaatu la ci sunu gis-gis nii ndax am na ay pàcc te fu nekk dafa am réalité waaw xam nga sànq ci agriculture maa dox la agriculture pluviale ci nawet bi ñetti weer mais il y a de plus en plus l'agriculture irriguée il faut que irrigation bi également ñu xalaat que donc di teg ndox mi di def irrigation soit à l'arrêt soit gravitaire ou par aspersion il y a les Niayes également qui produisent les légumes ñooñu aussi il faut que ñu bàyyi leen xel et malheureusement avec la pression foncière de plus en plus les surfaces se réduisent et économie production légumes bi bareetul donc nous risquons même d'avoir des déficits en légumes alors que vraiment la zone des Niayes était considérée comme la grande zone de production maintenant avec l'invasion immobilière presque espace yëpp occupé na mais yëpp daan ci dellu si social ande kon nag ñu tàgg mbokk yi te tax jàmm ak jàmm ba leen wasalaam. waaw mu ngoog jërëjëf Amidou Diop macha allah ni nga ko waxee noonu la ba jëmmi jamono ñu xuus yeneen i fànn ndax wàllu caawa gaa ngi fi ndax jur gi dafa laaj mu am caawa fu ñuy jaar waaw naam nag waroon nañ di béy seen dund nga xam ne fa ñu nekk duñ fa jógee dina leen dimbale ci seen wàllu wërgu-yaram waaye comme Sénégal tolloogut foofu te mënaguñ ko am caawa bokk na ci mbir mi ñu naan ci lañu bokk ñoom war nañoo am seen yoon yi bopp ni oto amee yoon bu muy jaar waaw difficulté yi ci nekk ak yoon yi sàkk yooyu yëpp dinañ ci ñëw incha allah rabbi wàllu wërgu yaram gi fu nu vétérinaire yi ñaata la ñu toll ci li nga xam ne moom mooy diwaan bu ne ak poste vétérinaire yi ni ñu defaree wërgu poste santé pour nit ñi noonu lañ ko war defaree ngir jur gi ndax ñoom it dafa am seen àq ak seen yelleef yu ñu am loolu yëpp ay mbir la ak orientation Sénégal ci wàllu élevage politique d'élevage yeeg mu ngo ak ni ñu ko xaajale administrativement leen lu ci nekk dinañu ko waxtaane incha allah politique internationale bi fu àdduna toll ci wàllu élevage tollale ko Sénégal ak li nga xam ne moom mooy échange yi am ci diggante réew ak réew continent ak continent ci wàllu mbéy géeg sàmm géeg loolu yëpp incha allah rabbi daal dina yaatu voilà yéen ñi nga xam ne nag yéen a doon suivre émission bu mag bi ci sunu kër FM la première rajo panafricaine basée bu fële ci Los Angeles ni ngeen def rek noonu la télécharger application bi ci Play Store wala App Store da ngay dugg rek télécharger sa application di déglu li nga xam ne moom mooy rajo bi ku ci bëgg a dégluwaat émission bi mën ngaa dem YouTube boo tàppee sunu kër FM di nga am émission bi dal di ko dégluwaat saa su la neexee waaw mu ngoog convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange di parti boo xam ne dafa bëgg a taxawu Sénégal ci beneen approche waaw doxalin bu bees tubaarkàlla ci wàllu développement muy politique développement jëmale réew mi kanam ci loolu la ñu nekk nag dynamique boobu ci la ànd ak sunu kër FM sunu kër yi nekk ci rajo de développement voilà mu ngi noonu tey nag ñu dalal sunu gan gu baax googu di Amidou Diop dañu koy jox rek su ko defee mu dal di andi mot de la fin laata ñëw yëkkati jotaay bi. waaw jërëjëf kon ñu sant bu baax Alioune Badara Gueye di sant Cap Sénégal naataange ak it sunu auditeurs yi nga xam ni ñun amuñu lu dul ñoom ndax ñoom sunu nekkul woon kon duñu mën nekk kon nag di leen ñaan yàlla yu ko xéewal yi ba beneen jërëjëf waaw jërëjëf Cap SN Sénégal naataange jërëjëf sunu kër FM la première rajo panafricaine ca Los Angeles jërë ngeen jëf auditeur ak auditrice ba incha allah rabbi quinzaine bi di ñëw ñu waxtaanee nag wàllu càmm mbéy ak li nga xam ne moom mooy napp gi ci réew mi jërëjëf sunu invité Amidou Diop kon ba incha allah rabbi booba rek xol sedd yaram sedd mu rajo yi moo te ànd na ngërëm sunu borom Alioune Badara Gueye Cap SN soo kon ngeen ci àndaloon.